yàlla jëlee yàlla na fi yàlla jëlee mbas bi ndax gis nañu fan yi nu kaa yi yéegaate ah donc wàllu yi wéru yaram moom ku ko am jàmm ah kon foog naa li ci des li yàlla mun na motali yëpp may wax tamit sax xëy na foofu waroon naa ko tàmbale ñu ñaan yàlla defal ñu ay élection yoo xam ne yëpp ci jàmm ak salaam lañ ciy duggee génne ci jàmm ak salaam ndax Guinguinéo benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar man ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi pëccoo ku nekk am na loo xam ne bokk nañu ku nekk am na loo xam ne seq nañ ko donc dañuy ñaan yàlla rek mu defal ñu jàmm may def un appel yeneen candidats yi ñu mun a ànd ak forum civil tamit ñu am ay élections yoo xam ne xaste du ci am saagante du ci am xeex du ci am ku nekk na ñëw wax li nga bëgg a Guinguinéo population yi Guinguinéo yi ñoom xam nañu dinañu xam kan la ñuy fal donc bu ma ñëwee ci santé dañu war a gën a yokk accès santé bi xam naa ne du ma dugg ci détails yi centre de santé bi ñu yore méngoowul ak li nga xam ne soxla nañ ko am na sax ay jéego yoo xam ne tey commencé nañ ko lu mel ne rajo bi tey ba léegi rajo bi indi nañ ko fi may nuyu au passage waa ànd defar Guinguinéo ak liggéey bi nga xam ne jot nañ ko fi def liggéey bu am solo mais dañ leen ci war a jàppale lu mel ne mairie daf leen ci war a mun a jàppale donc loolu ñun dinañ ko def mu nekk ci suñu responsabilité lu mel ne rajo bi tey bu fekkee ñu mun nañ ci dugal suñu loxo ba am benn technicien boo xam ne mun na ñëw ñu avancer centre de santé waalo bi am nañu ay soxla ñun saytu nañ ko dinañ ci leen ci jàppale centre de santé Farabougou ñu ngi leen di nuyu tamit di nuyu soxna Mariama Diallo moom tamit am na yoo xam ne war nañ ko fa def ak yeneen yi nga xam ne ci wàllu pharmacie yi tamit ñu xool ni ñu leen di jàppale may nuyoo passage Papa Diallo nga xam ne man ak moom ñu ngi liggéey bu baax a baax fu mu nekk nii di nuyu président comité de santé bi Baba Sissoko di ku ñëpp ràññee ci liggéeyam ak ci bëgg Guinguinéo bi nga xam ne am na ko Safiatou ñu ngi lay nuyu yow tamit ci wàllu santé ngay liggéey ñu xam la bu baax ñu ngi ñaan nag waa Nioro ñu delloo suñu doomu Guinguinéo bi parce que soxla nañ ko fii dimbalante bi dañ ko war a institutionnaliser dimbalante bi waratul nekk rek benn nit boo xam ne mooy jóg di xool nu muy dimbalee yeneen nit ñi dañ ko war a institutionnaliser ñun balaa ñuy egg fii sax di ci wàllu politique moom la ñu xalaat moo tax ñu tegoon fi jàppal ma jàpp te ñu bëri xam ko parce que dimbalante dafa am loo xam ne ci Sénégal dafa nekk ci suñu der ci suñu deret donc loolu dinañ ko institutionnaliser mboole ñëpp rawatina nag ñuy dund ak laago maa ngi gis suñu représentante handicapé yi ñu koy nuyu bu baax a baax loolu dafa bokk ci suñu programme bokk na ci wàllu dimbale waaye bokk na tamit ci wàllu accès bépp bâtiment boo xam ne kii ci mairie bi la dépend dafa war a am accès pour les handicapés loolu foog naa loo xam ne dinañ ci jóg la parce que da ngeen bokk ci askanu Guinguinéo ñu war leen jox seen cër donc boobu moo doon deuxième point xam naa nag maa ngi bëgg a guddal na directeur de campagne ah baax na boo ma mayee fii la ñu nekk ba fajar te suñu mag yaa ngi fi Badiane Fatou mbaa gëmentoo Serigne Sey ñu ngi lay nuyu dinañ ñëw yow ci wàll ci suñu programme tamit boole nañ ci taskatu xibaar yi xam naa di nga kontaan yow ak Baye Fall ak sama frère Ablaye Camara waaye fu mu nekk nii bii bu ma ñor la nag te xam ngeen ma ci loolu mooy li ñuy wax autonomisation des femmes et promotion des jeunes yaa ngi nii femmes yaa ngi nii ku leen jàppale ñu dem ku leen jàppale wu sax dinañ dem mais ku leen jàppale ñu dem ànd ak yow yóbbaale la donc femmes yi autonomisation bi foog naa ñu ngi ci commencé nañu formation yi temps yi moom foog naa depuis 1 mois amul benn semaine boo xam ne defuñu fi formation yi nag mooy lan mooy ngeen mënal seen bopp ñun li ñu mën a def rek mooy utal leen ñu former leen ba ngeen jàng ba ngeen xam yoon bi ngeen xam ne war ngeen ko mun a dem liggéey ci war a def seen ay produits de transformation war a mun a liggéeyal seen bopp am seen koom-koomu bopp
beneen bi ñu ci teg mooy financement yi parce que bu ñu leen jàppale ba financé leen ba ngeen mënal seen bopp mooy comme bi day dugaat ci biir Guinguinéo donc loolu xam naa dinañ ci gën a ñëwaat am nañ ci benn expert boo xam ne tey sax mi ngi fii tey parce que dafa doon former ay jigéen ak ay jeunes ci fan yu néew yi gis ngeen leen xam naa ñu ci bëri jaar nañ ci formation bi donc dinañ ci ñëwaat bu baax a baax jeunes yi tamit ñu war leen organiser en réseau pour ñu mun a gën a bénéficier bëri nañ lu ñu def nag ci wàllu jeunesse bi ñu tàmbalee ASC yi lañ doon jàppale am na ñu ci bëri sax ñoo xam ne lu nekk dégg nañ ko ci mais ñun dañu gëm ne il faut que jeunes yi ñu mun leen dooleel pour ñu munal seen bopp pour ëllëg ñu mun a jàppale seen ay waajur donc formation bi wax nañ ko ci wàllu pétrole ak gaz am na programme boo xam ne programme national xëyu ndaw ñi la tudd dinañ leen ci dugal waaye ñun du ñu yem ci loolu parce que yàlla may nañu ci suñu liggéey identifier nañu fi nga xam ne soxla nañu ay jeunes pour ñu mën a liggéey donc loolu Guinguinéo wax nañ ko Guinguinéo daf ci am wàllam pétrole ak gaz Guinguinéo daf ci am wàllam bu ñu kenn nax Guinguinéo xëy na pétrole amu fi mais dañu passé ci référendum bu mujj bi ne pétrole bi Sénégal gi yëpp ko moom xanaa Sénégal bokkul ci Guinguinéo bokkul ci Sénégal foog naa Guinguinéo ci Sénégal la bokk de wala kon pétrole bu amee Sénégal Guinguinéo doomu Guinguinéo yi góor ak jigéen mag ak ndaw war nañ ci gis seen bopp sport ak loisir souvent nit ñi comprendre ñu xam nga sama frère El Hadj Cheikh ma koy nuyu xam ne ñoo bokk lépp man ak yow El Hadj Cheikh jaajëfatee bu baax ma koy nuyu bu baax a baax ndax mi ngi wax léegi wàllu stade bi mu doon nag lu ko ñor parce que conseil municipal bu mujj bi pour des raisons diplomatiques man ñëwuma mais man conseil municipal dama doon jógee Dakar ñëw def sama conseil municipal war a delluwaat continuer sama liggéey parce que dafa am solo mais El Hadj foog naa amul benn conseil municipal bu yaramam neexee bu yaram neexul ak lu fu mu toll fu conseil municipal amee mu dem teew fa di xeexal askan bi nag ci biir conseil municipal bi waaye stade bi dafa am loo xam ne nit ñi xëy na comprendre ñu ko stade bi du wàllu fo rek du wàllu football du wàllu tàngal yaram rek stade bi dafa di centre de développement stade bi bu ñu ko defaree ba teg ko ba mu commencé département bi région bi nit ñi war nañu jóge fu nekk pour ñëw mun dugg ci stade bi soit ñu tàngal fa yaram wala ñu ñëw jaay fa wala ñu ñëw jënd fa te ñun ñu Guinguinéo ñoo ko moom bu dul dara rek suuf si nga xam ne def nañ ko fa mais ñu ñoo waa Guinguinéo ñoo ko moom donc nañu may stade bi ñu àggali ko El Hadj expliqué na ñaari phase la woon première phase bi dem na lii ko des pour ñu tijji ko ñu commencé ko liggéey man maay engagé wu ñetti weer bu ñu tàmbalee jël mairie bi ñu daal di démarrer suñu stade bu jeex gis ngeen Youssou Ndour 31 décembre foo naa ñëpp gis nañ ko lu yéeme mu fees dell 15000 personnes la dugal biir arena est-ce que foogu leen ne foofu commerce bi ak transport bi ak lu nekk mais mooy li ñuy wax cercle vertueux mooy maanaam cercle boo xam ne boo ci xasee ba dugg rek lu baax rek nga ciy gis pourtant arena bi ñu ko tabaxee ñu naan lii la lu tax ñu koy def basket bi rek est-ce que jar na ko fi ñun suñu stade bi war nañ fa mën a def ay concert nit ñi di jógee Kaolack di jógee Fatick di ñëw stade bi rëy na yaatu na donc loolu ci wàllu sport la dafa baax ñu am ay infrastructure yu méngoo Guinguinéo stade Charles Ndiaye moom yàlla na ma yàlla baal de waaye dëgg-dëgg doxul xam naa nag am na final boo xam ne ñu ngi ko fay def gannaaw suba ah gan yi bu ñu ñëwee dinañu gis loolu final bi fu ñu koy defee loolu moo metti quoi loolu moo metti te ñu am fii infrastructure bi nga xam ne tuuti lañ ciy def ñu war a àggale di ñëw tamit bon xam naa ne suñu mbokk sportif yi tamit Momar Lo tey jotul ñëw mais bëri na ñoo xam ne waxtaan nañ ci ak ñoom ñu wax ñu li nga xam ne soxla nañ ko mooy jeunes yi ñu renforcer seen capacité
semaine dernière rek am na ñaari jeunes yoo xam ne dañ leen financer ñu def seen formation en coaching foog naa waa club sport et fitness a ngi fi ñoo xam ne dañ leen offrir kii boobu ndax ñu mun a xam liggéey bi nuñ ko mën a defee pour nit ñi mën ci jëriñoo. Éducation, formation professionnelle et la promotion des langues nationales bi nag Sémou dafa beral loxo ay collègues am quoi bi ma soumettre premier programme bi foog naa 50% yëpp ci éducation la woon ma ne ko Sémou wàññi ko tuuti nag ñu jéem a ut lu ñu defee tamit création d'emploi ak nu ñuy defee entrepreneuriat mais éducation dafa am solo parce que éducation mooy base du lépp mais bu ñuy wax éducation waxatuñu éducation ni ko suñu maam yi ak suñu waajur yi xëy na doon gisee dafa am erreur boo xam ne dañ ko def fii Sénégal mooy foog ne xale yëpp war nañu nekk docteur wala ñu nekk avocat wala ñu nekk enseignant wala ñu dem nekk professeur université. Formation professionnelle man dama liggéey ci dëkk bu ñu woowee Suisse 80% ñi fa nekk di fa liggéey formation professionnelle la ñu jaaree te ñoom ñu ëpp comme ci Europe la ñu bokk bu France demee ba suuxee bu Allemagne demee ba suuxee Suisse ngi taxaw ci kaw rek di leen seetaan pourtant français yi ay dañu former ay ingénieurs ay professeurs ay médecins mais Suisse yi ñoom li ñu comprendre mooy ku nekk li nga war a def ci sa liggéey ci wàllu artisanat ci wàllu transport ku nekk boo ko defee rek système bi dina dox donc loolu moo waral formation professionnelle dañ ci war a insister ma demoon nag visiter waa centre de formation professionnelle mais bi mu fa ñëwee laa xam ne dafa am benn manque de vision boo xam ne am na fi parce que centre de formation professionnelle bi dafa am benn terrain boo xam ne dañ leen ko laaj financement yi taxaw pour ñu mun leen construire centre de formation professionnelle bu bees waa Guinguinéo bi yëpp war ci mun a bénéficier mais ba léegi mairie bi joxu leen terrain boobu te wekkuñu ko fenn mi ngi nii Maam Ngoné ngi nii 12 millions yoo xam ne taxaw nañu ñu ne leen boo leen amee terrain ñu tabaxal leen centre de formation professionnelle bu bees ñun nag dinañ leen utal terrain boobu jox leen ko ñu am centre de formation suñu doom yi di dugg ci biir centre de formation bi bu ñu génnee ci centre de formation bi ñu utal leen liggéey dugal leen fa loolu foog naa de Maam Ngoné incha allah mun nga ñu ci wóolu su leen ma falee kan moo wax wàllu culture maestro nag yaramam neexul sinon xam naa ne bu ñëwoon fii tey dinañu animé loo tey suñu artiste suñu maestro national ñu koy nuyu du nuyu artiste yëpp bu ñu wax culture nag du doon way rek lépp li jëm ci culture la suñu jigéen ñi nekk fii tamit am na ñoo xam ne ci wàllu culture la ñuy yëngatu dafa am solo parce que mooy identité réew bu ñu jëlee Sénégal mais Guinguinéo tamit dañu am suñu identité wu bopp Guinguinéo fii ci loo alpulaar yi dinañ fi daje sama mbokk séeréer yi dinañ fi daje mbokk bambara yi boo demee Farabougou dinañ fi daje mbokk saraxole yi ñëpp a ngi fi donc dañu war a valoriser suñu culture ñu war a am nag tey boo xoolee xam naa dinaa ci ñëwaat li ma sol nii Guinguinéo lañ ko defaree li ma sol lii Guinguinéo lañ ko defaree sol sa yëpp la tudd mi ngi fii mi ngi nii donc loolu mooy aussi consommer local mais xam naa dinaa ci gën a ñëwaat parce que loolu ci entrepreneuriat la bokk mais dafa war a am loo xam ne tey ñun war nañ ko mën a valoriser nga xam ne fu ñu dem bu ñu déggee Guinguinéo dinañ xam Guinguinéo nii lañ koy identifier lii mooy Guinguinéo ñii ñooy waa Guinguinéo donc foog naa loolu bokk na ci suñu programme te bokk na ci li nga xam ne dinañ ci jóg bu baax a baax bii nag xëy na bu Sémou jëlee wàllam ci wàllu éducation man ma jël sama wàll ci wàllu entrepreneuriat ak financement développement local parce que loolu ci laay yëngatu entrepreneuriat ci laay yëngatu man politique bi ne wax naa leen ko benn temps la rek bu ñu jógee ci politique bi nag ñu war a ànd liggéeyal suñu gox entrepreneuriat moom mun génnee gox yi fu ñu nekk nii ci biir pax bi nga xam ne ñu ngi ci lu tax conseil municipal boo demee tey xëy na bëri na fi ay conseils municipaux nag foog naa budget bu mujjee bi 236 millions la ñu voté suñu budget conseil municipal
fonds de dotation fonds de concours mooy état bi moo lay jox boo ci génnee li nga xam ne mooy frais de fonctionnement mooy maanaam fay salaire yi nga fay si say employé fay si li nga xam ne mooy sa électricité sa ndox li la ci dese pour investissement fii ci Guinguinéo est-ce que dina mot 35 millions 35 millions nga ne ñu ne la nag war nga defar yenn lamp yi war nga parce que dafa am 9 compétences yoo xam ne juróom-ñeenti compétences yoo xam ne dénk nañ ko mairie bi 35 millions yi nga war ci centre de santé nga war ci indi ay yenn garab yi éducation loolu moo tax da ngay am ay doomu Guinguinéo xëy na ñu mel ni ñun parce que man du ma ne man mbirum équipe la ñun ñëpp ñoo ko liggéeyandoo yoo xam ne mën nañ ci dugal seen loxo jàpp ci mais entrepreneuriat mooy njëkk permettre Guinguinéo développé wu dama bëgg ku nekk fii nga mun a xool ban projet nga mun a teg ba nga xam ne ñu jàppale la parce que il faut que nit ñi mun la jàppale tamit muy mairie muy ay individu muy ay partenaires extérieurs ñoo la ci mun a jàppale ba nga xam ne ce projet bi dina mun a avancer jur ay comme yow tamit lépp lu nga xam ne yaa ko yore doomu Guinguinéo mais tey bu ñu jàppale ay jigéen ba ñu mun a commencer am ay comme am nañ fi ay commerçantes yu xarañ ma tudd ci Fama Tall nga xam ne ñëpp xam nañu liggéeyam bi nga xam ne mi ngi koy def maanaam juma ngi fi donc ñooñu xam nañu déjà sax ne comme bi ñuy jur dina mun a tasaaroo ci askan bi mais boo ci amee ñu bëri mais sa marché dina commencer développer wu ah transformation locale bi tamit loolu tàmbali nañ ko sax parce que sama jigéen Ami Diédhiou xam na ko ñu ngi ciy waxtaan mu ngi ci wàllu transformation locale yàlla may ma nag dama am ouverture ci Afrique dëkku Afrique yi moom mun naa ne amul benn dëkk boo xam ne soxla naa fa visa wala soxla naa fa njaatige donc dëkk bu mel ni Nigéria tey bëri na lu ñuy importer parce que ñoom dañu bëgg suñu ay produits dañu bëgg produit Sénégal ay araw ay sànqal dañ ko bëgg donc ñoom dañuy ñëw rek Dakar la ñuy yem parce que xamuñu leneen wala ñi nga xam ne ay taalibe Baay la ñu dem Kaolack ay conteneur ak i conteneur la ñuy jëlee Sénégal bi ma demee nag ma ne leen mais ñun am nañ dëkk boo xam ne Guinguinéo am nañ fa ay jigéen yu xarañ yoo xam ne lii ak lii produit nañ ko mi ngi nii produit fekk ma yóbbuwaale woon ay produit ñu ne ma lii boo ko indee bu ñu ñëwaatee fii Sénégal dinañ ci jël ay conteneur ak i conteneur di ko yóbbu Nigéria mais loolu boo ko amee rek dinañ am nuñ ko defaree ba nga xam ne ñoom dootuñu bëgg di jënd feneen fu dul produit yi nga xam ne ñu ngi koy produit Guinguinéo lii du ay léeb du ay gént dëgg la dama bëgg ñu gëm suñu bopp te jëluma ko ci Bougane de dañu war a gëm suñu bopp parce que Bougane am na fi représentant ma koy nuyu bu baax di sama frère mais dañu war a gëm suñu bopp gëm ne fii ñu bëgg a jëm mun nañ fa egg li muy laaj rek mooy takku liggéey ba pare am vision boo xam ne mun nañu ci jàppale li gën a metti ci lii yëpp ci entrepreneuriat mooy accès au financement te foog naa loolu man xam nga bi may wax fii dinaa fi indi juróom fukki millions am na ñu bëri yoo xam ne dañ ma doon ree am na dégg naa ci wàllu seen tournée politique yi ñu naan doo leen ci gis dara dem leen rek loolu ay wax la rek foog naa ñi fi nekk fii ñi demoon Dakar signé convention bi ñu ngi fi convention bi ñu signé bi ñu téye nañ ko donc convention bi signé nañ ko pare nañ formé nañu femmes yi financement yi taxaw nañu donc loolu xam nga nit ñi dafa am loo xam ne politique moo tax ñuy yàq der wala ñuy kii yooyu yàlla nañ ci yàlla musal nag yàlla nañ ci yàlla musal parce que bëggoon nañu fu ñu toll rek ñu mun a sigi bu ma toogee fii Badiane Fatou du ma bàyyi may wax loo xam ne du dëgg parce que dina fekk samay nopp Badiane Diogo du ma bàyyi may wax lu dul dëgg donc loolu accès au financement bi ñun ñoo leen koy utal wax leen nag yoon bi ngeen di jaar ba nga xam ne financement boobu parce que du xaalis boo xam ne dañ koy maye financement boobu di ngeen ko fay ñu yokkatal leen financement bi mun nañ fi indi ay milliards ak milliards fii ci biir Guinguinéo juróom fukki millions loolu mooy li leen di permettre ngeen commencer mais boo leen ko rembourser war a utaat beneen financement bu ñu financer ñaar fukki GIE bu ñu ko financer rek ñaar fukki groupement wala ñaar fukki jigéen ñu mun a fay ñu war a financer waat mun nañu egg téeméer loolu nag mooy permettre ñu mun a dem kanam
avancer ak Guinguinéo bi ñu bëgg. langue nationale yi foog naa tamit bëri na ñoo xam ne def nañ fi ay formation sax wolofal ak yooyu wax naa leen ñun suñu programme sax bañ nañ ko ba def nañ ko ci wolof boo xam ne tey ci ngoon mën nañ leen ko distribuer suba ñëpp am ko ñëpp liir nag xam ne lii mooy programme mu Benno Bokk Yaakaar bu commune de Guinguinéo. Alioune waaw dellul foog naa ñi ngi coopération décentralisée axe 8 Alioune juróom-ñetteelu axe bi mu des benn nag mais après di ngeen ma mayaat tuuti bu kenn sonn lii avenir u Guinguinéo la kenn warul sonn nag parce que ñi ci teel a sonn moom dinañu xam ne ëllëg li ñu bëgg tabax dafay laaj ñu mun a àndandoo di sottandoo xalaat kenn warul sonn man loolu laay wax sama ñi may àndal yi ma ne leen sonn moom xaju fi parce que mission yàlla bu la dénkee nga war a xool nooy defaree sa gox pour say doom yi say sët yi mun ci bénéficier wu sonn xaju ci donc beneen bi mooy coopération décentralisée nag dafa di loo xam ne ku nekk dina jóg wax koo gis candidat boo gis dina la ne non dinañ wuti ay coopération décentralisée mais da nga ko war a xam candidat bu musul génn Sénégal nu muy wutee coopération décentralisée man lu nekk dégg naa ko man nee nañ ma non kii boo leen ko falee avion lay jël dem mais bu ma jëlee sama avion dem indi ñëw fii indi ko Guinguinéo xanaa loolu du jàmm ah nee nañu candidat bi bu faloo dafa am ku mu fii teg moo tax moom du fi nekk wala yooyu mais man mun naa fi toog chaque jour ñuy gisante mais bu mu la amaloon njëriñ la tax ma fi toog dañ ñuy chaque jour ñu gisante du dëgg ah man dañu gëm gis nga réew bi dafa gaaw léegi réew bi am na nu mu tegoo adduna sax ma ne safurla adduna moo gaaw léegi nit mun na toog fu mu toog fii Guinguinéo di def ay affaire ak Chine ak Thaïlande ak Inde loolu tamit dinañ ko indi fii Guinguinéo pour wax leen am na système boo xam ne ñun yore nañ ko sax déjà mais xam naa ne bu ñu demee ba jël mairie bi dañ mën nañu fi toog installé fi ci mairie bi ay outils informatique yoo xam ne tey dinañu mun a di waxtaan ak ñi nga xam ne ñi ngi Europe ak ñi nga xam ne ñi ngi Chine ak ñi nga xam ne ñi ngi Inde système boobu am nañ ko dafa am ñoo xam ne ñi ngi ciy liggéey ak ñoom yoo xam ne dinañ ko fi teg donc mairie moderne la ñuy am tamit coopération décentralisée loolu lay jëriñ tamit mooy partenaires yi dañuy ñëw fekk fii ay nit yu xarañ parce que partenaires yi tamit partenaires techniques et financiers yi mu li ñu woowee PTF yi ONG yi balaa ñu mun jàppale la dañuy dafa fekk yow ñu ñëw xam ne yow yaa ngi gérer sa mairie ci ñi nga xam ne moom neex na leen ci ñi nga xam ne ñoom di nga mun déggoog ñoom donc foog naa ne ci candidat yi fi ñëkk yëpp ku fi wax partenariat décentralisé ne leen ko mu ñëw ci Alpha Sy dina ko wax lan mooy partenariat décentralisé foog naa loolu moom duñ ciy guddal torop sax parce que yàlla def na ci li ëpp ci li may liggéey ak waa bitim réew laa koy liggéeyee bu ci mujjee bi mooy promotion de la bonne gouvernance loolu dafa am solo bonne gouvernance tey mooy maanaam lan mooy lépp dafa war a leer booy def budget bul taxaw rek ne budget bi dañ koy xayma da ngay xam ne budget bi daaw lii la ñu voté woon ci budget bi ani li nga xam ne voté nga ko fan nga ko dugal ani lan la jural askan bi loolu dafa am solo moom laa leen di wax léegi ci wàllu partenariat yi partenaires yi bu ñu ñëwee dugal seen xaalis ñëwaat année bi ci topp xamuñu xaalis bi fu mu dem xamuñu xaalis bi lan lañ ko jëriñoo ndegam Alpha dafa takk ñaareel wala dafa takk ñetteel ci xaalis boobu wala waaw moom ah non man xam na ñëpp xam nañu du ma takk ñaareel yow tamit Ibou man ak El Hadji ci yem mais bu ñu waxante dëgg rek loolu dafa am solo ñun nag yàlla may nañu tamit outil moderne outil yi am na outil kii nuñ ko wooyee outil informatique yoo xam ne tey boo ko tegee budget bi boo ko dugalee foo toll ci at bi mun nga xam fan nga toll ci sa budget ndax yaa ngi remplir say objectifs wala remplir say objectifs donc loolu tamit dinañ ko fi indi pour mun a nekk
ville modèle Sénégal gi yëpp war nañu mën a ràññee Guinguinéo parce que loolu moo amoon Guinguinéo Guinguinéo bi train bi di daw ñëpp foo toog ci Sénégal boo nee Guinguinéo dinañ xam fu Guinguinéo nekk parce que ñu ngi woon ci wàllu chemin commerce bi tey moom boo waxee Guinguinéo dañ la naan Guinguinéo de liñ fa dégg moom doy na waar yàlla xam loolu yàlla xam doy na donc loolu dinañ ci kii bu baax a baax gëstu bu baax a baax léegi nag ma ñëw ci lu ndaw xëy na di ngeen ma may année docteur John parce que bëgg naa mu ñëw leeral leen ci wàllu naka la ñuy financer loolu parce que nit ñi nag ku nekk mun na wax moom neex na ku nekk mun na ñëw dinaa développer dinaa indi lii dinaa indi leneen benn bi ci njëkk moo wax leen ko man de loolu laa comprendre loolu laa gëm ku ànd ak opposition fii ci Sénégal doo dem dañu waxante dëgg ku fi ànd ak opposition parce que xam nga même partenariat décentralisé tey bu ma indi woon sama ay bagages mu am benn partenaire boo xam ne mi ngi à l'extérieur mu jox ma benn rajo wala benn scanner bu ñëwee port mun nañ ko fa téye te man xam naa port boo laajee Maïmouna Diallo dina la wax douane bu ñëwee mun nañ ko téye wala bu la war a jox benn exemption wàññi la sa taxi yi mun nañ ko yokk ba nga xam ne affaire bi dootul mun a intéressant donc ñun Benno Bokk Yaakaar la ñu àndal wax naa ko ma koy waxaat mu leer di wax tamit xam naa ne sama ñi ñoom xaaral déglu nañu ani waa Mbappé sama frère la Mbappé sama xarit la dama bëgg ñu jàppale Pape Malick Ndour ci département bi parce que moom laa mun a àndal liggéey wane na li mu mun ñëpp gis nañu ne Pape Malick bilan ci département bi am na solo ñu am commune Guinguinéo Benno Bokk Yaakaar département Benno Bokk Yaakaar Guinguinéo dina jëm kanam ma leen di présenté nag docteur John kii docteur la docteur en économie la xam nga nag dafa am docteur hôpital ak docteur boo xam ne dafa jàng kii moom moo gën a jàng dañu waxante dëgg de kii moom moo gën a jàng xëy na expérience yi yemul mais moom dafa jàng li jëm ci wàllu économie ci wàllu financement ñëw fii nag doon fi formé ñaari fan mi ngi fi man tey laa koy soog a gis téléphone la ñu doon déggante mu may jox ay idée ñu dugal ko ci biir programme bi idée yi mu ma jox nag mooy naka la ñuy def ba économie immédiate la mais xëy na ma may ko mu kii rek après man ma continuer ngeen jéggal ma nag jërëjëf docteur John ngeen tàcc ko bu baax waaye ngeen tàcc ko bu baax. asalaamaaleykum mbokki Guinguinéo asalaamaaleykum monsieur le maire Alpha Sy ma am mbégte lool découvrir pour la première fois Guinguinéo comme ni mu ko waxee ñun sunu itte mooy naka la ñuy def ba mu am développement à la base développement à la base boobu nag amul sax couleur politique fépp fu ñu xalaat ne bu ñu fa demee doxal fa approche boobu rek dañ koy dal di def biñ ko defee ubbi na ñëpp woo ñëpp bi ñu wooyee ñëpp Alpha Sy moom ci boppam mu xool li xam ne dëppoo naag moom li mu bëgg a def ci la ñu wooyee économie immédiate nag dafa joxe preuve am dafa jóge ci li ñuy wax économie suffisante koom gu doy googu man maa ngi ko jëlee woon Thaïlande bi ma gisee modèle boobu na buur ba def ba jaar ba toqali dëkk boobu ba mu jëm ca kanam ci laa ne ñii li tax teen koom doy teen koom dafa sës ci ñoom mooy lan mooy opportunité yi am ci gox boo xam ne boo ko nattee ab bërëb boo ko nattee la fa nekk ci ay jumtuwaay ci ay xarañ ci ay maanaam richesse naka ngay def ba génne ko mu dëppoo soxla jamono loolu mooy économie immédiate nan la ñuy defee structuration maanaam fexe ba kuréel yi ak acteurs yi ak ressources yi lépp liy waral koom am naka la ñuy def ba koom googu mën a suqaliku mën a génn loolu moom moo nekk li nga xam ne moo xawoon a jafe ñu bëri ma wax ne Sénégal développement local dañ cee xaw a retard décentralisation dañu doon def de 1960 à aujourd'hui waaye développement local bi dafa def développement local nag pour mu am dafay am modèle économique local boobu dafa laaj nga xool nan ngay structurer bërëb bu nekk koom gi kon loolu moom mooy économie immédiate
moom ci boppam am na ci ay xalaat yoo xam ne biñ ko gisee rek léegi dañ ko ne lii dinañ la jàppale ci nan la ñuy def ba loolu mën a dem ci wàllu financement boobu nag am na benn plateforme boo xam ne moom ci boppam bi ñu waxtaanee xalaat na ne bu ko fi tegee dina mën a nekk réceptacle fonds yi nga xam ne mooy doxal projet yi ci nekk donc wax na sànq bonne gouvernance approche bi nga xam ne moom la ñuy utiliser muy approche projet maanaam day doxal mairie bi ci modèle approche projet ay projet lay def yoo xam ne ci horizon temporel lay nekk mu am benn contrôle citoyen boo xam ne mooy permettre ñu def suivi évaluation askan yu mën a jàpp ci liggéey bi di ko topp di ko saytu ba mu àgg fi mu war a àgg donc loolu mooy li nga xam ne ñun moom lañ ñëwoon di def ci formation bi defal ko jigéen ñi rafetlu ko lool ndax am nañu pas-pas ci liñ doon def te lu bëri génne na ci ndax def nañu diagnostic ci ñaari fan yu gaaw yoo xam ne permettre na ñu xam dëgg-dëgg lan mooy tax programme bi mën a dem foofu nag ñu di leen xamal ne plateforme socio-économique bi nga xam ne moom lañ ci war a mettre en place dina jël acteurs yëpp dana leen regrouper muy état bi muy collectivité territoriales yi muy opérateur économique yi muy jeunes yi nan lañ leen di defal benn système boo xam ne dina permettre ñu créer ay emploi yooyu yëpp nga xam boo xoolee mairie yu bëri daawuñu bàyyi xel loolu dañ daan def maanaam gestion des affaires publiques rek waaye demuñu woon dëgg-dëgg ci développement local boobu may wax mooy nan la ñuy def ba suqali gox yi kon loolu am na lu ci jot a def xam naa lépp xeju bi waaye ci gàttal daal loolu mooy économie immédiate mooy koom gu tës immédiate mooy ici maintenant jërëjëf. jërëjëf docteur ngeen kii moom bu nekkoon ngeen ngi ne sax man ma jàppale ko mu nekk maire non mais dafa baax ñuy jox nit ñi seen cër ci li nga xam ne xam nañ ko xam-xam nga xam-xam mun na nit mun na am xam-xam ci wàllu menuisier man tey lii ñu ko def démb laa ko commandé mi ngi nii xam nga président tey bu ñëwoon du xam sax ne lii fii Guinguinéo lañ ko defee fii lay teg ay affaire am def discours am donc loolu mooy lii nga xam ne mooy li muy wax léegi nii loo xam ne ku nekk da nga koy jox cëram xam li nga xam ne mën na ko nga dimbale ko mu def liggéey bu baax parce que benn kii bu mel nii benn menuisier ak benn podium boo xam ne mën nañ ko defaree nii donc loolu mooy li nga xam ne ñu ngi ko wax gëm sa bopp di nuyu suñu mbokk yi waa 8e quartier bi waa Daaru Jaw foog naa ñu ngi fii maire bu leen jiite leen ok maire bu leen ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yi tamit suñu geesu gis leen te xam nañu li ngeen xam ne fii Guinguinéo jox nañ leen ko ci wàllu cër jox nañ ko wax naa leen dinaa ñëw foofu ay fan rek moo ci des incha allah dinañ ñëw ak waa Ndiaye Kawoon ak waa Kër Madiène ak Maka Bay mais waaye maire bu leen moom suñu maire la moom suñu maire bu baax la di nuyu waa koñ yëpp xam naa bu mu fi commencé lim moom tey duñu mën a àggale waaye ñi ngi préparé wu pour ñëw saafanteeg yéen ci biir programme bi nag wax naa ko lii ñaar fukk ak juróom-ñeenti rek la ci kii bi waaye bëri na loo xam ne xëy na boo leen ko liiree di seen xol dina sedd suñu doom yi nekk fii am problème pour dem jàngi ji am na ñoo xam ne xam nga ñu ngi wax waa Daaru Jaw fu mu nekk nii am na ñoo xam ne dañuy dem jógee di dox ay kilomètres lu ñun suñu waajur loolu lañu def sama papa dafa ma yàgg di wax ne ñun dañu doon dox di dem jàngi ji ay kilomètres rek ay kilomètres ñun nag bëgg nañ fi am bus de ramassage scolaire boo xam ne bus boo xam ne bu ñu ko indee moo may ramasser xale yi di leen yóbbu ñu jàng loolu bokk na ci li nga xam ne dinañ ko kii xam naa boobu vieux baguet ak ndey am yi seen doom yi dinañ mun jógee campement di dem jàngi ci lycée bi te duñu am problème bu loolu weesoo ma bañ a guddal rek parce que Badiane Fatou war na dem tëri Badiane Fatou tëri passé na de ak maire Koumba Diagane di nuyu monsieur le maire sama papa Demba foog naa ci ñi nga xam ne ñoo njëkk gëm ne xëy na man tey mënoon naa nekk candidat mairie ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax parce que moom du leneen lu dul bëgg Guinguinéo moo tax mu impliqué woon ci wàllu politique lu nekk déglu na ko ci nag ñun dem ci yàlla sama maam Jóoba dafa doon wax ne
bi mu duggee ci politique la bi Papa Demba duggee ci politique la sama maam gëjee am teranga ci doomam boobu parce que politique dafa metti politique ci dëkk bu mel ne Guinguinéo dafa metti parce que nit ñi dañuy am seen soxla dañuy ñëw présenter la seen soxla mais ku ci dugg tamit da nga koy nangu donc moom vraiment foog naa jàppale na nit ñu bëri di sant di gërëm ñëpp di leen wax na nag mbir bi ñu doon xaar egsi na wax naa ko dugg nañu janvier dugg na gannaaw suba campagne bi commencé campagne bi nag lu nekk dinañ ko dégg lu nekk dinañ ko promettre xool leen tijji leen seen bët yi ubbi leen seen nopp yi parce que dañu am rendez-vous ak histoire wax naa ko at bu bees Guinguinéo bu bees nañu jóg takku 23 janvier ñu votel coalition benn bokk yaakaar votel sama bopp waaye il faut ma wax ko mais votel aussi Pape Malick Ndour ci département bi wóolu naa booy Algérie nag li ma wóoloo jeunesse su Siggil Guinguinéo noonu laa leen wóoloo parce que wane nañu seen bopp foog naa am na lu bees luy ñëw Guinguinéo lii ñu daloon dootuñu dalati dafa jot di leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. Voilà, merci président Alpha Ousmane Sy ñu di nuyu nag le grand responsable Vieux Bagui ak soxnaam Ndeye Amy Ndiaye Vieux Bagui nag